Diallo ci Soir d'info mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak seen kóolute xibaaru marax yi ak ponk ca gën a fës G7 di kuréel gu lëkkale juróom-ñaari mbootaayu jàngalekat doon jën ak taskatu xibaar yi tey jii ci alxames ci bokk na ca la ñu wax kàddu yu tiwuma la ñu weddi nee ñu ki nga xam ne moom mooy directeur bu ñu dénk wàllum formation ak communication la ñu gis ne kàddu ya mu yëkkati woon ne gune yi wàcc ci mbedd mi yenn ci ay jàngalekat daal seen ndox génn ca ñu ne loolee wedd nañ ko ba mu set yamuñu ca itam nee ñu la ñuy doon seen moomeel ñu koy laajte joxe su leen ko tax na sax ñoom kuréel googu ñu ngi sàkku rek jëwriñ bi ñu dénk wàllu fonction publique ñu tekki ndombal tànkam. Adji Sarr démb ci waxtu wi ma nga doon waaj janoom ak taskatu xibaar yi mu doon wax ci média yi loolu nag laaj nañ ko ku xam-xama màcc jëm ci wàllum xel psychologue la Khalifa Babacar Diagne lay wuyoo la mu wax rek nee na moom Adji Sarr gannaaw loolu bu yàgg bu mu lalu dafa soxla woon génn wax muy loo xam ne daal mën naa indi ak féex ci biir xolam. leneen itam lu ñu nemmeeku mooy lu jëm ci wàllu master dañoo gis ne ndongo yi daal xarañuñ ca wala boo ki ko wax di jëwriñ bi ñu dénk wàllu njàngale mu kawe mi loolu nag ñi nga xam ne ñoom ñooy ne ci daara yu kawe yi weddi nañ ko daal nee ñu moom jëwriñ jooju daal li mu wax war na koo xoolaat wala itam bu fekkee sax lajj am na fanu ko war a jiiñ mooy lu jëm ci wàllum jumtukaay yu nu soxla muy encadrement wala leneen dañu ko tumuranke daañu wax itam ci leneen muy mbas mi ak tolluwaay bi daanaka Sénégal mi ngi jëm ci junni doomu aadama yu ñàkk seen bakkan ndax ñi ngi ci 995 loolu itam yokk na ci ñi nga xam ne am nañu mbas mi tey téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar la ñetti téeméer ak fukk ak juróom-ñaar ñoom wér nañu ci aji tawat ji AstraZeneca xam ngeen ne coow la lu judd woon gannaaw ba ñu ne day indi ay deret yu dajaloo lu mu deret ak lu ni mel loolu nag ñi nga xam ne ñooy agence européenne du médicament di kuréel gu Europe gi nga xam ne mu lañ dénk wàllum garab daal nee ñu li nga xam ne mooy ñàkk bi di AstraZeneca wóor na te itam benn ci mbir mi firndeelul ne daal boo ko ñàkkoo mën na laa indil jafe-jafe yooyu nga xam ne moom lañ doon wax mbokk yi li mooy ponk yi fi gën a fës ngeen taaxir lu ma ñëw léegi ñu faram fàccee. rafetloo ci ànd bi ak kóolute bi ci télévision Futurs Médias xibaaru marax yi mbokk yi dañu koy door ak nañu ko junjee muy G7 di mbootaay gi lëkkale juróom-ñaari kuréelu jàngalekat ñoom nag daal ñaawlu nañu kàddu yi nga xam ne mu ki directeur de la formation ak communication yëkki na ko ndax ñoom nee ñu moom kilifa gi def ne rek gune yi wàccoon ci mbedd mi ñenn ci ay jàngalekat daal seen loxo setu ca loolee la ñu weddi ba tëdd ci suuf ba noppi itam wax nañu leneen nee ñu li nga xam ne moom mooy seen ay moomeel seen yelleef dañoo gis ne ak njeexintal wala bokk dafa yeex ci mbir mi ci seen ay dossier daal maanaam mbir mi demul dikkul ba tax na ñoom kuréel googu ñu ngi sàkku sax ci jëwriñ bu ñu dénk wàllu fonction publique ñu tekki ndombal tànkam ndaje mi ñoo woon taskatu xibaar yi tey ji ci alxames ji Fatou Bintou Konté ak Thierno Laurent Mendy ñoo fa teewaloon rédaction bu télévision Futurs Médias. G7 di syndicat d'enseignants bu ëmb 7 syndicats yu gën a représentatif jamono ji nag ña nga mer ba futtu jëmale ko ci ki nga xam ne moom moo di directeur de la formation et de la communication bu ministère de l'éducation nationale Mouhamadou Moustapha Diagne lañ koy woowee moom enseignant yi de ña ngi koy tuumaal ni du waxkatu dëgg ndax ñoom dañoo jàpp ni monsieur Diagne jamono ji yëpp mu nga yuuxu fu nekk naan enseignant yi ñoom ñoo buux élèves yi ñu génn ci mbedd mi ci événement yi nga xam ne moom moo wees. am nañu jóg di accuser jàngalekat yi di leen menacer te leen dong moo ko waral mooy que ne directeur de la formation et de la communication bu ministère de l'éducation nationale Mamadou Moustapha Diagne dafa génn ci télé yi ak ci rajo yi di accuser jàngalekat yi di wax que jàngalekat yi ñoo doon génne élèves yi bi manifestation yi amee te ñëpp xam ne loolu du dëgg te accusation bu ñuy dàq la bu ñuy mettitlu la bu ñuy naqaru la moo tax aussi te loolu tax na ba tey am na ci ay diwaan yoo xam ne ñoo ngi bëgg a attaquer jàngalekat yi wala sax am na ñoo xam ne sax bu ñu sañoon tey sax ñu faat seen bakkan. ba tax ni syndicat d'enseignants yooyu di ñaawlu ba fi mun a yam li nga xam ne moom moo di kokkotal yi ñuy faral di def ci jàngalekat yi ndax rek danoo bokk ci ab parti politique. nag ñoo ngi ñaawlu bu baax a baax violence boobu nga xam ne ñëpp teg nañ ko ci bët
te fu manti jóge nag ak torture yi nga xam ne tamit def teg nañ ko ci kaw ay jàngalekat wala lu weesu jàngalekat yi ay citoyen te leen dong moo ko waral dañ mel ni que dañ leen di accuser que ñoom dañoo bokk ci ay partis politiques. moom G7 nag ma ngay dellu si waat ci li nga xam ne moom moo di seen i revendication ba tax ni muy xam ne ni fi mu toll nii benn accord seen digganteeg état amu ci matérialisation ba tax ni ñoom bu ñu sañoon fi mu toll nii ki nga xam ne moom mooy ministre de la fonction publique mu tekki ndombal tànkam ma. tey fi nga xam ne mooy fonction publique ñëpp gis nañ ni madame le ministre liggéeyul c'est ça la vérité. parce que lenteur administrative yi mënoon nañ jàpp ni dossiers yuy jóge à l'intérieur di yegg ci seen yeexaay la mais tey enseignants yi dañ lay woo wala ñeneen di la naan sama acte d'intégration ou de validation ou d'avancement mu ngi en signature depuis 6 mois depuis 8 mois mais bu dee nag lenteur administrative yooyu dañu déplacé wu ci bureau ministre bi mais ça veut dire que ministre bi liggéeyul loolu moo tax ñu ne loolu comme ministre bi bëggul liggéey te fonction publique def di un poste stratégique mais il faut mu jóge foofu. weesoo ñoom waa G7 nag ña ngay jaale ñi nga xam ne fi mu toll nii ñoom ñoo gaañu ci manifestation yi wees te nag di xam ne ni bu ñu sañoon li nga xam ne moom moo di lumière ñu def ko ci crime yi nga xam ne moo fi jot a am. aywa Fatou Bintou Konté ñu des ba tey ci njàng mi ak itam ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci daara yu kawe yi ñoom nag àddu nañu gannaaw ba jëwriñ ba ñu dénkee wàllu njàng mu kawe mi wax daal lu jëm ci wàllu master bi ak ndongo yi lajj ga ñuy faral di lajj ñu ne moom kàddu yooyu njuumte la ci seen gis-gis yamuñu ca nee ñu bu fekkee ni jafe-jafe am na mooy gune yi ci boppam lu jëm ci wàllum encadrement ak jumtukaay yeni soxla mooy doon seeni jafe-jafe Mamadou Fall Abdoulaye Diallo ci ay leeral. génn gi jëwriñ yor njàng mu kawe mi génn ñu jàngat ko ci angle yu bari waaye ñenn ñi jàpp ni rek xëy na dafa am ay jafe-jafe ci wàll wi. moom xalaatam mooy effectivement il faut ñu wàññi master yoo xam ne ay master théorique la master bi li mu wax du dëgg loolu noonu rek laa ko mën waxee parce que dafa ni 26000 étudiants yi kenn du ci jàll. ki nga xam te ne membre syndical la jàpp ni jëwriñ ji li mu wax antuwul ndaxte bu fekkee ni dafa yëkkati ay kàddu ni ñiy def master dañoo échoué moom neneen la ko gisee. naa ko jox fukki étudiants yoo xam ne yi seen master dañu jàll yëpp mësuñu redoubler. dafa bëgg léegi képp kuy def master au lieu ñu jox la bourse au lieu nga ñëw jàng université parce que da nga passé il faut nga fay. waaye ñoom ñëpp fu ñu bokk d'accord moo di am na ay yéex-yéex ci wàllu administration bi am na ay jafe-jafe itam ci wàllu infrastructure. jafe-jafe bu si njëkk bi mooy ñi ngi encadré xañ na dafa xaw a faible. beneen bi ci topp tamit mooy problème voilà matériel yi ñu war a am au niveau de la fac c'est-à-dire documentation salle d'étude tout ça yooyu yëpp am nekk répercuté aussi préparation master yooyu. boo nee yow da ngay jàngale wante fi ngay jàngalee amul internet fi ngay jàngalee étudiant bi bu waree dem dafi ji ay xaalis bu mu defee ay recherche bu waree def ay recherche matériel yi mu soxla université bi amu ko. étudiants yu jotoon inscrire en 2018 2019 ba léegi ba tey bi may wax ak yow nii ba léegi soutenir ñu seen mémoire léegi lu waral retard boobu mooy effectivement encadrement taux d'encadrement bi dafa faible. même bu fekkee ni échec amul ci wàllu master yi waaye nañ jàpp ni étudiants yi pour ñu soutenir seen master dafay jafe loolu. pour man sax parce que 65000 francs la ñuy percevoir par mois donc pour nga def say recherche. raison par raison boo lekk say besoins yi nga xamante ni ci bourse boobu nga ko war a def pour man des fois day indi problème parfois. tey jii nag lépp li nga xam te ne université soxla nañ ko teg nañ ko ci taabalu autorité yi jëriñ ñu dénk wàllu enseignement supérieur dafa waroon rek sëgg bu baax a baax ci naka lay yokkee li nga xam te ni moo di condition yu université yi ñoŋal li nga xam te ni moo di seen dund ba étudiants yi mën a am ëllëg gu mucc ayib di gis-gisu ñenn ñi. Modou Fall ñu sant ko bu baax gërëm ko wax itam ci leneen muy mbiram Adji Sarr nga di démb mi ngi waaj janoo ak askan wi wax loolu nag laaj nañ ci koo xam ne xam-xamam dafa màcc jëm ci wàllum xel psychologue la Khalifa Babacar Diagne la mu wax rek mooy Adji Sarr ci boppam moo soxla woon wax ñu dégg ko waaye itam wax na ngir yebbi li nekk ci xolam du samay kàddu borom xam-xam bi moo ko wax ñu teewlu ko Maymouna Ndiaye ak Pape Sangone Mbaye ñoo ko seeti ji woon. man jàpp naa ne Adji Sarr dafa wax parce que. xëy na ñàkk a wax bi noppi bi daf ko sonaloon ci biir au plan psychologique parce que gis nga ay mbir yoo xam ne dafa demee nii bu amee coow li bëri trop mu concerne benn nit moom mu jàpp ne am na lu mu war a wax wala mu jàpp sax ne moom moo am dëgg mu war ko wax te waxu ko day metti trop ci moom
ba tax na moom bu ko waxee génne ko xëy na dina yëg tawféex ci yaramam man jàpp naa ni xëy na loolu bokk na ci li tax Adji Sarr wax léegi nag ci waxam liñ ci mën a jàpp mooy waxam dafa waroog li Ousmane Sonko wax parce que boo seetloo ñoom ñaar la mbir mi boole et Ousmane Sonko moom ci li mu wax mooy ni mbir mi complot politique la moom loolu la yàgg a wax mosu cee jóg ci loolu la sax Adji Sarr nag bi muy wax dafa tëb loolu pour dugg ci biir la ñu jàpp ne la mu jàpp ne moom xew na ca salon de massage bi c'est-à-dire dafa tëb li Ousmane Sonko wax ci mbiru politique dugg ci fee yi parce que boo leen seetloo ci biir fee yi yooyu Ousmane Sonko ci communication moom mosu fa jéem a egg parce que moom dafa ne complot politique la mais Adji Sarr dafa dugg ci biir fee yi di wax ne lii de jàpp moom moo fa xew boobu mooy benn pàcc bu ñu mën a jàpp ci waxam ñaareelu pàcc bi ñu mën a jàpp ci waxam mooy jéem na aussi wane ni affaire bi du complot politique xamul président Macky Sall nekkul ci ginnaawam donc ñaar yooyu daal nekk na yi nga xam ne génn na trop ci discours Adji Sarr. aywa ñu wax ci mbas mi ak tolluwaay ji tey ji itam gis nañu ne téeméeri doomu aadama ak juróom-ñaar fukk ak ñeent amee nañu bees mbas mi juróom-benn fukk ak juróom-ñetti dañ leen ko wàll téeméer ak juróom-benn ñoom xamuñu fu ñu ko jëlee te yooyu jamono itam ñetti téeméer ak fukk ak juróom-ñaar di aji tawat yi nekkoon ci bërëb fajukaay wala seeni kër seet nañ leen jàngoro ji nekkatul ci ñoom ñeent fukk nag fi mu ne nii ñu nga sootaas maanaam dañoo xaw a loof ci jàngoro ji. juróomi doomu aadama ñàkk nañ seen bakkan loolu nag yóbbu na ci limu mbas mi ñi faatu daanaka jege nañu junni ndax ñi ngi ci juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom di fàttali lim bi mi ngi soxal mbas mi ba mu duggee ci réew mi ba tey ñaari fan la woon ci weeru mars atum 2020 tey ñi ngi ci weeru mars 2021. ñu des ba tey ci mbas mi ak itam benn ci ay ñàkkam AstraZeneca xam ngeen ne coow li bari na ba tax na itam ñi nga xam ne daal ñoom ñooy agence bi toppatoo lépp lu jëm ci wàllum garab ca réewum Europe ne ñàkk woowee wóor na ba noppi itam mën naa xeex mbas mi naam coow bari na visioconférence la ñu doon jokkoo jaarale ko ci jumtukaayu xarala yi kuréel googu nag nekk fële ca Amsterdam daal nee na li nga xam ne ñu ngi ko doon wax naan ay lumbi deret wala deret buy dajaloo loolu nag li nga xam ne moom mooy ñàkk boobu joxewu ko daal la ñu gis rek moom mooy lu jëm ci mbas mi lañ ci mën a jële rek wala la ko mën a jële ci àddina mooy ñàkk yooyu ci AstraZeneca bokk na ci loolu mooy seen gis-gis tukkee ci ndaje mi nu amaloon tey jilee ñu des ba tey ci mbir moomi lee dem ci diwaanu Thiès ak bërëb ba nu koy fajee muy centre de traitement ba hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène la nekk soxna yëngatu ci wàllum wér-gu-yaram ne ñu daal lekk-lekk dañuy jegeyantoo ak li nga xam ne moom mooy tawat bi ba tax na sax léeg-léeg itam ñu wàllu leen jàngoro jooju tax na nag ay kuréeli soxna demoon nañ foofee ngir daal jàppale leen ña ngay woo itam seeni naataangoo ñu def ni ñoom ci diwaanu Thiès kaay Cheikh Anta Diop ak Seyla Tiir lañu fay fekk. fii ci centre de traitement des épidémies bi nekk ci hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène bu Thiès di ay jigéen di ay fajkat ay femmes de charge dañuy xëy suba ba ngoon di taxawu ñi nga xamante ne ay way tawat lañ te am Covid-19 waaye nag dañuy faral di am ay jafe-jafe loolee tax jigéen ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci aéroport international Blaise Diagne gis ne soxna yi de bés bu nekk ñu ngi jàkkaarloo ak ay risques loolee tax ñu ñëw fii ci hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène ngir jàppale leen. donc jigéen mooy yaay. mooy doom mooy aussi soxna te ñoom dañuy xëy chaque jour xam nañ li ñuy fekk ci fii ay malade lañ fi fekk ci léeg-léeg ñu yem ci safaan léeg-léeg moo am ay cas ñu génn àdduna ak yëpp mais terewul dañu fas seen jom takku di ñëw di liggéey ci bis bu yàlla sàkk donc ñooñu jar nañu njukkal. ñu gis na nag centre de traitement yi lu ci bëri dañu am ay jafe-jafe lu jëm ci ay wàllu jumtukaay waaye nag kii di madame Dieng jiite jigéen ñi nekk ci centre de traitement bu nekk fii ci hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène bu Thiès gis ne ndimbal lii ñu leen indil lu am solo la te yàgg nañ koo xaar. bu ñu xoolee at def na at léegi te mosuñoo bàyyeeku mosuñoo xoddi avec tous les risques nekk ci jamono boo xamante ne tam jafe na metti na mais ñoom ñu ngi xalaat kon xam nañ ni vraiment tey daal ñëpp kontaan nañ daal vraiment.
jigéen ñi nekk fii ci centre de traitement des épidémies bu nekk fii ci hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène bu Thiès rafetlu ni lu mel di sàkku nag ci yeneen kuréelu jigéen ñi ñu ñëw fii ci centre bi jàppale jigéen ñi nga xamante ni saa su nekk ñi ngi taxawu ñi nga xamante ni dañoo am jàngoro ji di Covid-19. Chante jërëjëf ñu teg mbas mi fii suuf des ak soxna yi dem ci diwaanu Ndar Géej foofu nag la ñu gis mooy soxna yi daal bokk na ci fi mu ne nii la ñu bëgg mooy fexe daal ba lu jëm ci wàllum daal transformation lu jëm ci mbay ak loolee yëpp lu jëm yeeg liggéey bi soxla nañu ko waaye nag jafe-jafe wala bokk lay ñuul ci soow mi mooy suuf mënuñu caa jot ak usines yi nga xam ne itam day transformer yooyu produit yi itam daanaka bariwu fa lim ba néew na ba tax na sax nag ñu yëgle ko ci seenam daje ak taskatu xibaar yi ci teewaayu Ousseynou Diop la woon ak Habib Seck. ci région bu Ndar léegi jigéen ñi toggatuñu soppi gàncax gi wala jën wi loolee mooy li nga xamante ni moo leen yitteel ñu ci bari léegi def ko seen liggéey ngir am lu ñuy yóbbu ci kër yi waaye nag leneen loo xamante ni daan nañ koy naqarlu bokk na ci ñàkkum financement bi nga xamante ni am na ci seen i biir. mooy bay dunde rek léegi dañu bëgg li nga xamante ni moom la ñu béyee ci réew mi bu ñu ko lekkee ba pare bu naree yàq ñu def ko ñu transformé ko gis nga transformé saabu dañ koy jënd benn nit bu ne soxla nga saabu. waaye jamono yi passé dégg nañu mi ngi ci ay financement mais ñu ngi koy interpellé ci financement yi mu ñëw ci jigéen ñëpp. ñaari jafe-jafe nag jamono jëlee moo leen sonal mooy ñàkkum bërëb yoo xamante ni fa la ñuy soppi seen i jën wala boog ay fruits ak lii di suuf si ñu mënul teg loxo. wax naa ko léegi suñu amoon ay terre kon tey duñu dem di jëndi les produits au niveau des paysans wala au niveau du marché mu ñu coûter plus cher suñu amoon tey jii ay bateau de pêche teg ci ay nit ñuy dem di pêche di indi ñu am suñu ay camion frigorifique xam nañu fan la ñu soxlaa jën bi fii ba Matam fii ba Bakel fii ba Tambacounda foo xam ni fii rek soxla nañ ko bu boobaa daan fa mën dem am. ngir nag gën leen a jàppale chambre de commerce bu Ndar am mëbët daal di nekk ci wetu jigéen ñi ngir ñu gën a am xam-xam bu wóor. leen continuer di leen jàppale comme niñ ko yàggee def gën a law mbir mi di ko yóbbu si toute la région de Saint-Louis donc bépp femme fi mu mënta nekk. di yëngatu ci mbirum transformation ak légumes daañu ko jàppale du point de vue technique et du point de vue financier. jamono ji ci Ndar ay junni jigéen ñoo jug nag taxaw di soppi lu jëm ci wàllug lii di gàncax gi wala boog jën bi waaye nag seeni jafe-jafe mooy ñàkkub financement ak bërëb yoo xamante ni mën nañ ko soppi ci jamono jooju nag chambre de commerce mi ngi bay waaram ngir jigéen ñi mën a am ci la ñu jàpp. Ousseynou Diop ñoo ngi lay sant ñu wax itam ci leneen muy lu jëm ci dépense yi koppar gi nga xam ne daal nguur gi da ko doon jëfandikoo loolu nag daal ña nga koy xoolaat bu baax naka la ñuy def ba yaxanalee gafak ak nguur ak Sénégal démb ci ndajeem ak jëwriñ ji président Macky Sall nee na rek lu jëm ci jëndi woto ki ak leneen yoo xam ne ay dépense la lu ci mel ni ay téléphone yooyu yëpp daanaka ñoom dañ cee seppi seen ab loxo loolu sax tax na ñu mën a yaxana lu toll ci fukki milliards ak ñaar ci sunu koppar Alxasan ak Amadou Ba. ñenn ñi liñ ko jàppee mooy yàq alalu askan wi boo seetloo lu toll ci juróom-ñetti at li ñu xayma ci li ñu dépensé ci jënd ak yoralinu oto yi toll na ci ñaar téeméer ak ñeent fukk ak juróom benn milliard ci suñu koppar njiit réew mi gis na kon war nañ dem ba fexe rationaliser li nga xamante ni moom la nguur gi di dépensé. su may xool yenn chiffres yi pour que nit ñi mën a xam importance bi dama koy comparer toujours ak leneen lu ñu xam maanaam boo jëlee 41 milliards DER bi muy judd DER la délégation à l'entrepreneuriat rapide 30 milliards lañ ko joxoon fanweeri milliards donc xam nga ça veut dire que avec économie yi ñuy def par at mun na ci créer beneen DER buy dimbale xale yi. su fekkee ne dañu bëgg jàppale jeunes yi en plus de Covid bi jàppale woon nañ Covid bi ci loolu mooy ci yaxanal yu njëkk yi mais yaxanal yii ñuy def nii moo waral 300 milliards yi nga xam ne moom la war a def ci jeunes yi dañuy yaxanal def ay révision budgétaire yu permettre ñu dégager espace budgétaire pour mun ko dugal ci programme formation jeunes yi. presque ñeent fukk ak ñaari milliards la ñu économiser boo xayma ci at wi ci lu jëm ci wàllum téléphone bi ak li nga xamante ni moom mooy woto yi mu nekk lu am solo waaye nag jàpp nañ ne doyut. te heureusement que wax nañu ne loolu yëpp ci mbir ndaw ñi lañ koy jëbale ci jëm ci formation ak ci wutal leen liggéey loolu lu baax la même su fekkee ne xam nañ ne am na yeneen jéego yu ñu war a def ndax ñu dañoo nekk réew moo xam ne dañuy endetté wu lu bëri maanaam suñu bor yi dafa xaw a bëri te bor yooyu nag lu muy bëri mooy tax nga am lu ñuy wax contrainte. yaxanal bi nga xam ne ñu ngi ko yaxanal
dafay fekk ne ndimbal na ci fekk loxoy borom tax na ba ñun suñu partenaires financiers yi ci àddina bi yépp ne waaw Sénégal ñu ngi def góorgóorlu pour yaxanal liñ am akas néew donc ñun danañ leen accompagner loolu yokkal nañu crédibilité. nguuru Sénégal génne loo xam te ni ñuy jotee oto yi niñ koy yore itam ci wàllu carburant réparation assurance beeg yi ni mel boo seetloo koppar yooyu ñuy fexe ba économiser dana gën a ñoŋal li nga xamante ni moom mooy investissement bu nguur gi di def te loolu sax daañ ko dugal ci programme urgence lu jëm ci wàllum former financer ndaw ñi ci wàllum xëy waaye itam wutal leen liggéey. aywa Alhassane ñu wax ca tiis wa am foofee ca diwaanu Ndofane ndax kenn ñàkk seen bakkan ci manifeste yu mujj yi foofee ca commune bu Ndofane la fekk baax njaboot ga nag ànd ak tiis ak wu naqar ñoom njabootu Dramé ne doom ju leen tegoon place moo génn àddina ku leen mënoon a jàppale itam njiitu réew bu Sénégal dafa daal di yónni jëwriñ bu ñu dénk wàllum fonction publique ngir mu dem rek jébbal njaalu réewum Sénégal dañ ci ànd ak Ibrahima Diame ak Fally Gueye ci ay leeral. xale bi yal na yàlla jéggal ko yal na yàlla xare ko àjjana seen tànk yi yal na yàlla fay leen. njaboot bu am naqar bu ànd ak tiis bu metti waaye wekk lépp ci yàlla moom la ñu fekk ci seen biir kër ci quartier Darou Salaam bu Ndofane. lii kenn taamul ko woon kenn bëggu ko woon waaye fekk nga fi muy kër goo xam ne këru jullit la fekk nga fi muy ñu gëm yàlla bi fi xewee ñun biñ fi dikkee yaayam moo ñu expliqué ni affaire yi demee lim ci xam. biñ julee tàkkusaan bàyyi ñëw da waxtaan ci kanamam la kii ñëwee waaye mënoo dikk ba xam kan moo ci jur xale bi ndax ñu gëm yàlla lañ xamoon nañu ne isaa jaa ajaluhu laa yastaxiruun saa'atan wa laa yastaqdimuun dig bi yàlla wax ne moom la war a dund bu jeexee day dem. moom nag mu ngi amoon fanweeri at ak ñeent jàpp fanweeri at ak juróom amoon na jabar ak ñeenti bant papam nag di Makumba Dramé xamal ñu ne ku amoon taxawaay dëgg la ci njaboot bi. comme njaboot bi fu mu féete woon lépp lu mën a wax lu ma xam indi ci kër gi waaw sama taaw bi jigéen la moom moo ci topp. Madame le ministre de la fonction publique maire de Kaolack daal di andi jàllu président de la république ci turu nation bi bokk ak ñoom naqar bi. ñu ñëwoon nag sëñ bi di la jaale ki nga xam ne sa doom la di doom gu Ndofane di doom gu Kaolack tiis la boo xam ne ñun ñëpp la laal son excellence le président Macky Sall ba tax fu famille nekk rek dinañ fa yónnee ndaw waaye li gën a ti am solo famille yi son excellence le président Macky Sall du leen seetaan mukk dina leen taxaw incha allahu rabbi ndax moo ko wax kon yal na yàlla mottali yéene yi di doomu Saalum. Moussa Dramé kon noonu la tudd woon ñàkk bakkanam ci manifestation yi de ni wam yóbboon nañ ko Touba foofu lañ ko rob. Moussa Dramé yal na borom bi yeesal yërmande ci moom ak képp ku mu fekk barzak te may ak njabootam xolob muñ ñu wax ci ponk bu mujj muy professeur Amadou Mahtar Mbow xam ngeen ne ñaar fukki fan ci weeru mars bi ci lay màggal téeméeri atam ñu koy ñaanal mu gën fi yàgg. rédaction bu télévision Futurs Médias defaat ab taxaw seetlu ci dundinam professeur Amadou Mahtar Mbow naka nekk nit ku ñuul ku jiite UNESCO ñenn ci ay jegeñaaleem waxtaane nañu ko Ibou Diouf Abdoulaye Diallo Amadou Ba. Je suis Amadou Mahtar Mbow, directeur général de l'UNESCO de 1974 à 1987. kilifa bi bokk na ci doomu Sénégal yi ñu gën a xam biti réew Amadou Mahtar Mbow di fête téeméeri atam kooke nag moo njëkk a doon directeur bu ñuul foofee ca UNESCO jaar-jaaram ñu koy fàttali ba léegi. bokk ci gouvernement Senghor ñaari yoon après dem UNESCO nekk fa sous-directeur mais ba 74 Afrique ak tiers monde yëpp fal ko mu remplacer René Maheu. li may retenir foofu tamit mooy benn rapport boo xam ne nii dafay tax dëkk yëpp am une justice de l'information et de la communication équitable mooy le rapport McBride. bi nga xam ne nii ba mu nekkee UNESCO lañ ko publier. bokk na ci liggéey bi gën a fës ci lu mu def foofee ca UNESCO nees def ngir histoire Afrique ay doomu Afrique bindal ko seeni bopp.
On parle par exemple de l'histoire générale de l'Afrique. lu ñeel taarixu Afrique lu am solo la doomu continent bi jublu waaye taxaw ci wax lépp loo xam ni jëm na ci histoire am waaye bu ñu waxit Amadou Mokhtar Mbow mun nañ waxit ku mel ni Djibril Tamsir Niane ma nga xam ne wuy ji na suñu borom ay bés gi ñu génn kon jëm na rek ci xool leader yooyu nga xam ni taxaw nañu dëggu ci liggéey gi ñuy amal ngir gën a sigil Afrique. Amadou Mokhtar Mbow tamit mu ko xam-xam màccoon la jëm ci wàllu histoire ak aada li ko gën a firndeel nag mooy li mu doon sàkku ci mbootaayu ndaw xeet yi ñu delloo lépp lu bàyyi ko woon ci wàllu ndono ñu wekk ko ci cosaan ak aada doomu Afrique yi. appel international pour ñu restituer maanaam ñu delloo ci patrimoine bi nga xam ne nii Afrique la jógee. te ñu jëloon ko ci temps wu colonisation bi yooyu tamit dafa nekk xeex boo xam ne nii xeex na ko. ñu ngi xamal ne rek jaar-jaaram foofee ca UNESCO yombuloon waaye li ca bàyyeeko ci wàllu ngeneel ba léegi ñu ngi koy rafetlu Amadou Mokhtar Mbow di kilifa boo xam ne mat na doon royukaay rawatina pour ndaw ñi. doyen Amadou Mokhtar Mbow yàlla na borom bi gën a dëgëral taxawaaye mbokk yi mu ngoog fi dañu am ak yéen ci xibaar yi jaajëfal leen ci safo bi ak kóolute bi Chérif Diop fii ak ay simili yu néew dina fi teew dégtal leen xibaar yi ci français 20h lay doon di leen ñaanal fanaanum jàmm di ko sàkku ci yéen jaa ngeen jëf ci seen cofeel ak seen kóolute.